asalaamaaleykum waa Sénégal suñu mbokku téléspectateur yu C Blue TV ak Blue rajo yëpp donc ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen invité waat si émission bu rëy bi ñu tuddee temps de convaincre nag day am ay gan yenn saa yi dina wax si politique wax si économique wax si caada wax si environnement wax si yeneen sujets yi nga xam ni moo solal sénégalais yi même si affaire du démolition bi ak pandémie bi tey jii nag dañu am benn gan gu mag ndax mi ngi dëkk fii si gox bi ñuy wax commune Sicap Mbao gan gi mi ngi tudd Pape Ba asalaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi nuyu ñëpp ñu ngi fi fekk ak dalal bi ngeen ñu dalal di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sama xarit bi ma fi àndal ñëw Omar Fafana di ñaan tamit média bi nga xam ne mi ngi fi tamit ñu ñaan yàlla mu nekk télé bu mag. mu nekk TFM wala Walfadjri yàlla mën na ko yàlla na ko def. amiin yaa rabbil aalamiin nun tey jii dañu bëgg nga wax nu yow sa jaar-jaar Pape Ba yow yaay kan dañu dégg nga yëngatu si biir dëkk bi di lëmbee commune Sicap Mbao yow lan nga fan nga jaar. waaw Pape Ba de moom benn ndongo la rek boo xam ni mi ngi fi tuxu si 1986. ñëw tamit nekk ci commune bi nga xam ne tamit mu nekk commune bu mag nekk tamit acteur de développement yàgg gis na tamit commune Diamaguène Sicap Mbao dafa tardé ci lu bëri ñu yàgg tamit di ci daw di ci xeex di dem ak dikk yàlla dewal na nag ñun ñu nekk ay ouvrier nekk vulgarisateur fii ci Sam Sam 3 am fa atelier yàgg fa tamit gis jigéen ñi di daw ci ay projet jàkka yi nekk fa di am ay jafe-jafe ñu ne nag ñun nañ summeeku dugg ci développement nag loolu moo ñu ci dugal ba yàlla def tamit ñu ngi am ay combat yu mag ci biir commune Diamaguène Sicap Mbao ñu ngi ko fiy mëne. yan combat yi ciy mëne mooy bokk na ci fekk ay jumaa yoo xam ne ni amoon na ay problème mu financement ñu dem taxaw ci nga xam ne ay jàkkala woon ñu di ci taxaw di ci def ay yitte ba nga xam ne tey ji nekk na ay jumaa nga xam ne ñu ngi ciy julli muy julli korité di julli tabaski façon jaamu yàlla ba ci nekk daal ñu ngi ciy dugal suñu loxo di ci def ay taxawaay yu am solo ci développement boobu. loolu am na solo wante gis nañ ne si nawet jotee jàkka yeeg jumaa yi kenn du si mën a jagi yéen lan ngeen fi liggéey. waaw xam nga loolu tamit nag loolu moom dañ ciy gën a tàllal loxo tamit état parce que nag dañu nekk ci commune boo xam ne nii état bi daf ko xaw a fàtte ba mu ëpp ndax commune Diamaguène Sicap Mbao yaakaar naa ne année bu jot ay moto pompe yaakaar naa loolu du solution. non de yéen nag da ngeen def business ngeen di def si moto pompe yi xam nañu ni yéen nu muy demee chaque année moto pompe. essence carburant bon xam nañu dil bi si nekk na doy nag dafa doy leen bàyyi leen di wax état la ñu dimbali état lu mu mën mooy première année deuxième année mu indi leen pompe moto pompe mais yéen xam naa amu leen ay xalaat pour mën a defar seen gox. waaw xam nga wekk loolu. xam nga li nga wax noonu. état moom mooy première. parce que nag ku ne xam ne inondation commune yi mënuñu ci dara parce que commune yi amuñu doole inondation parce que yaakaar naa budget commune rek benn nawet rek. day jeexal budget day tegal sa baaram foofu gouvernement bi dafa def plan décennal de lutte contre les inondations jël xaalis bu bari dugal ko si yéen communes yi ngeen jot soo yéen koy superviser mais yéen est-ce que waru leen changer politique loolu lañu leen wax lan ngeen war a xalaat si defar nañ fi ay bassin de rétention def nañ ay canalisation mais malgré tout yéen dafa mel na da ngeen nasaxal ndax côté bi ñu leen séentoo mooy ngeen di nettoyer canalisation yi lu bon di toppatoo li fi gouvernement bi bàyyi mais da ngeen bëgg dund si kaw gouvernement bi yéen. non gouvernement moom foofu ci inondation moom daf ci des ci suñu commune nag xam nga ñun suñu commune lañ mën a waxee mais ci commune Diamaguène Sicap Mbao mën nañ wax sax arrondissement de Thiaroye mën nañ wax tamit département de Pikine parce que fi boo xoolee canalisation yi fi nekk baaxul tey boo jaaree Tëli Maam Jaara bu nawet ñëwee nga mer biir Sicap Mbao tamit noonu. état nag moo war a ñëw def ay canalisation mooy solution bi du état bu nawet ñëwee mu génnee ay plan Orsec ay moto pompe état moo war a déedéet gox bi soo fi duggee canalisation yi commencé na yàgg na fi def nañ fi bassin de rétention boo xam ne day collecteurs yi tamit def nañ fi xëy da ngay wax ni kay doyul mais lii fi jot a nekk la ñuy wax yéen nan ngeen koy gérer ba coono yi population di jànkonteel si nawet mu day non xam nga tey
ñun suñu commune bi dafa bokk ci commune yi gën a dellu ginnaaw parce que bu ñu la waxee 1996 la découpage am ba tey jii ñu nekk ci ay inondation toll ci di pomper loolu moom ñun dañuy wax état loolu doy na parce que nag heure bii nii waroon naa fee commune Diamaguène Sicap Mbao gi ñu dëkk ñu naan tey bu tawee rek da ngay génn léegi day taw 4 mois yoo xam ne nii ci biir commune bi kan mooy maire bi mooy commune Coumba Ndoffène Fall Coumba Ndoffène waaw Coumba Ndoffène waaw Coumba mooy maire bi mooy maire bi mais yow si beneen côté dañ la xamee woon sax yow def naa Abdou Samad nga nekk la waaw xam nga mooy yow murid nga muy murid nga jékki-jékki rek daal di changer comme ça lan moo ko waral waaw xam nga affaire bi moom du ci tarixa du ci murid du ci tijaan affaire bi ànd bi mooy ki nga mën a àndal ànd bi mooy gis nga tamit ñun li ñuy dox du moom la moo la feeñal wala yaa ko feeñal non ñun ñaar ñëpp feeñal leen tamit parce que nag man bu may sant nag mën naa sant sama tuuti parce que tamit ànd nañu am na expérience bu ma am ci moom tamit am na expérience bu ma am ci man moom jariñ na ma man jariñ naa ko ànd bi jariñante la woon àndoon nañ ci ànd bu rafet mu nekk tamit jàmbaar ma lan moo la pousse ci Ndofène waaw li ma pousse ci Ndofène Fall mooy dama gis ne moom jàmbaar la te nit ku dëggu la man saa su nekk heure bu ma amee émission dama koy wax Ndofène nit ku dëggu la parce que man dama bëgg nit ku dëggu nit koo xam ne nii loo wax def ko yàlla rek ko mën mais loo wax na nga ko nar te moom lu mu la wax dina ko def te nag ñun dañoo bëgg kilifa goo xam ne ni kilifa gu sàmm kàddu kilifa gu néew wax te bëri lu muy liggéey. waaw lan la liggéey ba ngay wax ni bari na lu muy liggéey seen commune bi nga xam ne moo gën a dee si commune yi yéen suba ngoon bëccëg nit ñaa ngi rang foofu di indi seen i revendication ñii ngi wax affaire assainissement ñii di wax affaire ndox ñii di wax affaire yoon yu bon ñii di wax feebar yi nga xam ni environnement bi moo fi nekk ba pare nga bëgg moo wax na lan nga fi liggéey. non gàcce nga laa ma monsieur le maire Ndofène Fall. wax ma rek lu mu si liggéey. Ndofène Fall 96 bu muy ñëwee ci commune bi tey ñu fi jóge woon 96 bu ñu ñëwaatoon commune Diamaguène Sicap Mbao gis ko dañ naan ndekete xalaatuñu woon ni commune bi dana agsi fii monsieur le maire li mu yokk ci commune bi dafa bari. wax si ma waxal. tey boo demee ci wàllu éclairage commune Diamaguène Sicap Mbao mbedd moo fi romb lampe yëpp a ngi tàkk su dee wàllu éducation école yi ku ne gis na ne yokkaat na fi benn CM yokkaat na fi tamit beneen case de tout. daaneel ngeen fi école yi tamit. maa mais ñu ngi koy dindi xam nga nawet moom ngeen daaneel école bi te laaju leen waxtaanee leen. non ñun daaneeluñu de. kan moo ko daaneel. ku ñuy wax Abdou Samad moo ko daaneel ñun duñ daaneel école parce que maire moom ci ni muy liggéey mooy balaa muy daaneel day. Ahmed Samad dana fi ñëw nag. waaw Samad bu fi ñëwee tamit da ngeen xam la ngeen. waaw xam nga Samad moom bu fi ñëwee ñun école boobu moom bu fi ñëwee li muy wax tamit ci école bi ne ko maîtriser parce que ñun maîtriser nañ ko te ba mu koy daaneel tamit doon nañ ko jege ñun daaneeluñu école parce que maire du liggéeyee noonu maire du ñëw di daaneel te du tabax maire balaa muy daaneel dafay am projet ba pare xaalis bi génn tey commune Diamaguène Sicap Mbao maire bi muy ñëw yokk na ci poste de santé yi ñaar. waaw ñett la fi fekk yokk na ci ñaar mi ngi ci 5 postes de santé am na bu mu indi Daaru Rahman Mandela am na bu mu ak partenariat Sam 3 ci benn poste de santé boo xam ne moom waa Barcelone yi ñoo ko fa defar. ba équipé nañu leen. poste de santé tamit def ko te amul équipement amul. équipement ngi fa tey boo demee poste de santé Sam 3 ñi ngi koy waajal nii sax. ñu ngi koy dégg ñu ngi koy faju nit ñaa ngi lay dégg laaw man jamono yi passé sama benn jigéen bi mu feebaree fa lañ ko sampal ay permis ñaa ngi lay dégg bu baax mu am niveau bu baax ba pare ñu ngi préparé tamit ci biir poste de santé boobu ñu ngi fay préparé benn maternité boo xam ne ni dina mucc ay jigéen ñi nekk foofu ci kër yëpp dinañ fa mën a amee doom yéen seen camion yu lamb yooyu ngeen teg seen buntu maire bi te lu nekk si période corona nekk si période pandémie ngeen jël ay camion du ngeen ko nettoyé teg ko foofu muy xasaxun mel na mbëbës fan ci fa camion yi ci fan la ne foofu si seen parc boobu à côté waaw mais xam nga nag tamit commune bi moom dafa nekk commune boo xam ne dafa yaatu te xëy na kooku tamit ci commune bi la dëkk mais nu ko nettoyé ko waaw mais loolu moom danañ ko loolu ngeen mën a waxee ay peut-être da ngeen di woote hygiène defar seen cadre de vie jël camion yi gën a xasaw si dëkk bi ngeen teg ko foofu janoog nit ñi kii waaw loolu moom ñu ngi ciy tàllal loxo maire loolu mooy leçon ngi waaw loolu moom ñu ngi ciy tàllal loxo maire parce que nag maire moom ku bëgg lu baax da nga ko ciy fekk ku bëgg lu set tamit da nga ko ciy fekk parce que corona bi bi mu jubsee loolu def setul moom non loolu xëy na beneen entreprise la wetu maire bi waaw loolu xëy na beneen entreprise la mais xam naa maire bu ñu déggee insha allah dana ci def ay yitte na si wax nag waaw na ci wax insha allah waaw bon li ñu gërëm la sant la si côté yooyu léegi nag dégg ngeen affaire pandémie bi affaire coronavirus bi mi ngi lëmbee réew mi dee yi bare nañ lan ngeen si digtal yéen waaw lan ngeen si def waaw lan ngeen def si école yi lan ngeen def si population yi est-ce que nit ñi yëg nañu ni yéen mairie bi yéen a ngi seen wet
si marché yi si école yi si transport bi lépp parce que taxi clando yi ñoo ngi fi di gañ si seen gox wax ma si yooyu nag. corona moom maire bi li mu ci def yaakaar naa ci Sénégal ci benn maire def ko parce que bi mu jubsee président de la république annoncé benn appel mu ne maire yi nañ ci def ay yitte maire moo njëkk a voté conseil municipal voté benn budget boo xam ne 35 millions lañ ko génneel maire de la ville accompagné ko li ci jiitu mooy mu dem seeti ji poste de santé yi ku ci nekk mu jox la ay gel ay eau de javel ba pare jox la ay garab dafa récupérer lu mat ay 30 heures ñu wut ay masque dem ci école yi teg ay bërigo ba pare tamit mu ne au lieu que tamit may yem ci dund bi président de la république di joxe mais man tamit damay jënd sama ceebu bopp jënd sama suukar su président joxe ba pare su fekkee ne am na yeneen famille des man ma jox leen mu ne man nag li ma koy joxee mooy damay jox bàjjanu gox bi nga xam ne ku jaaxle ci bàjjanu gox bi nga jëm damay jox délégué de quartier bi damay jox imam bi mais damay jox président ASC yi bu paree nag ma doog a xool yenn famille yi nga xam ne waroon nañoo am te amuñu ma jox leen maire def na ko plus de ay tonnes def na ko ba pare nag bokkut ak ndimbal bi nga xam ne président de la république jox na ko te ba léegi ni tamit maire bi ngi continuer di def ci corona bi parce que bi école yi waree tijji 7 écoles privées yi nga xam ni publiques yi nga xam ne am nañ ko ci commune bi école bu ci nekk jox na la benn thermoflash jox la bërigo jox la ay gel ba pare jox la ay masque kon yaakaar naa taxawaayam ci corona bi moom gàcce ngaalaama. bon gàcce ngalaama rek ngeen di wax. waaw toujours gàcce ngalaama après nit ñi nekk si ay problème dañu bëgg seen ngeen changer langage langage bi mooy maire yi fi toog nii ñu si bare jeexal nañ seen i mandat ba jeex na bu yàgg fi mu nekk bon liggéey moo leen war ba ñuy demaat si yeneen élection bon su fekkee ni li nga wax nag ay jéego yooyu def na ko donc si gërëm di sant wante xam nga li xew si gox bi ndox yi bon yi te ñuy sànni si géej gi mu indi ay feebaru yaram xale yi di nooyi xeetu saar ak yeneen pollution entreprise yu bare di polluer fii lan est-ce que yéen am ngeen programme bu si jëm wala soo si mënul tontu soxla naa fii Ndofène soxla naa ko fi. waaw dafa am yenn débat yoo xam ne xam naa moom dina ko concerné te xam naa ne moom kilifa gi disponible na te tamit lépp lu ko waayoo ci liggéeyal commune bi rek moom dina ci dox bi ci topp tamit ñuy ñaax askan bi maire yi mënuñu lépp askan bi tamit am nañ ci part de responsabilité parce que inondation yi passé ni da ngay gis borom kër goo xam ne day jël foosam di ko sotti ci biir ndox mi ba tey jii nii boo demee ci suñu zone bee ñu nekk ne am na borom kër yoo xam ne seen foos yi dañ koy tijji guddi gi di tànqam ndox yi di ko sotti ci kaw tëli bi oto yi di ci jaar xale yi di ci fo loolu tamit du set maire nag mënul lépp maire su jaaree fii di def lii askan bi tamit dañuy pare. boo nekk seen bàjjenu gox yooyu ñoom tamit war nañ dem recenser kër yooyu yëpp am problème ay fosse ngeen am benn programme bu ngeen tëral ba nga xam ni fosse yi di am fu muy déverser d'ailleurs si programme mu eaux usées yi yu bon yi xam nga dafa am ñaari façon ndox dafa ndox yoo xam ni ndox yu bon yi la mooy jóge si fosse yeeg jóge si yeneen yi am beneen programme bu nga xam ni ndox yi taw yi la donc ñaar yooyu su ngeen ko boolee lëkkaloo ko dana may jéego si mais loolu bëgg naa si am waxtaan bu xóot ak monsieur le maire donc noo ngi lay gërëm di la sant sa mot de la fin. waaw di ñaanal rek askanu Sénégal bi yëpp yàlla defal leen jàmm di ñaan tamit corona bi nga xam ne yàgg na fi yàlla mi nga xam ne moom rek am kàttan te mën ko fee jële ñu ngi koy ñaan mu jëleel ñu ko fi indil ñu réew mu neex yàlla mën na ko yàlla na ko def di ñaanalaat tamit sunu monsieur le maire mii nga xam ne moo fi nekk di ko ñaanalaat tamit mu yokkaat ay jéegoom ci biir loolu tamit yàlla continué waat di ko fi teg parce que moom mooy sunu njariñ ci commune Diamaguène Sicap Mbao. bon nag noo maa ngi nekk ñaari maire yooyu yëpp maa ngi nekk Abdou Samad bi nga nekkaloon di nekk aussi monsieur le maire Ndofane Fall di leen gërëm di leen sant di gërëm di sant suñu auditeurs yi di gërëm di sant suñu techniciens yi nga xam ne noo féete ci régie bi di gërëm di sant suñu PDG Athie Farès mi nga xam ne moo jiite groupe bi wasalaam pour beneen numéro.